mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës ambassadeur Seydou Nourou Ba ñu xëy solal ko mbubb mu bees mu ni fu waay féetee ci langue politique gi rawatina kujje gi dana fexe ba ñu ñëw bokk wërngalu ko taabal waxtaan président comité concertation processus électoral tey ci suba kon la ñu ko doon installé njiital ONG 3D ni baax na waaye doyul garantie ci bépp recommandation ni dinañu ko jëfee loolee la ñuy xaar ci nguur gi intersyndical liggéeykat yi gox yeeg goxaan yi naqarlu yaccaaral ci yeesal gi ñu war a yeesal lu jëm ci charte ci fonction publique Sidya Ndiaye nag ministre de la justice la ca joxañ baaraam li ko waral des na ca dikk léegi ngénte tubaab moom la étudiant yi ca Ndar daal di décrété lekk kon añ reer te doo fay dara ne nañ nag ci diirub ñetti fan danañu ko wéyal ñu teg ci xëy wàcc ci mbedd yi ba daal mujj jaamarloo ak takk der yi ci wàllu grenade lacrymogène mbir yi tàngoon lool ci ñoom leneen ci wàllu xibaar grand prix chef de l'État art ak lettre ña koy organisé janoo nañu ci ak waaye taskatu xibaar yi siiwal liste nominé bi waaye it critères yi nga xamante ni moom la ñu teg ci wàllu sélection ak attribution prix yi bu Diouf ma fa demoon dana leen ko nit ci li ponk nga kon mbokk yi ni tuut ñu yaatal ko. mbokk yi dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias njiital kon comité concertation bi ñu teg ci wàllu processus électoral yoon wi ñu war a jëmale ci élection yi tey ji ci suba la ñu ko doon installé son excellence Seydou Nourou Ba moom nag xamle ni parti geddoon wala ñaam ji xijaax dana def kéem kattanam ba ñëpp ñëw ñu bokkaat wërngaluk taabal waxtaanee kon élection yooyee ñu dëgmal loolee nag mu gis ni danañu daal jàpp ci lépp loo xamante ni war na ngir yëf yi mën a sotti te benn coow du jipp pa farañinga gannaaw bañ ko dalalee nag ki nga xam ne moo nekk président bu bees bu comité de concertation bi jëm ci wàllu processus électoral bi moom wane na ay bëgg-bëggam bi ci njëkk nag moo nekk fexe ba ñenn ci kujje gi nga xam ne danoo gedd ñëw toog waxtaan ñaareelu bëgg-bëgg Seydou Nourou Ba moo nekk élection yoo xam ne yu mucc ayib. Tant que le possible n'est pas épuisé. tànk mu ngi am pàcc boo xam ne day day mel ni réussiruñ sunu mission kon dinañ def sunu kéemtalaay kàttan ba dara du ci des dañoo bëgg ay élection yu mucc ayib libre yoo xam ne nag ku ne woote ci daal di respecter ay dignitéem nekk bëgg-bëgg bu mag bi nga xam ne moom la ñëpp bëgg. et du respect de la dignité de chacun. ak ñu fal koo xam ne bokkul ci benn wàll ci bopp lii di comité bi loolu nekkoon loo xam ne ku jegi moom la ñu bëggoon ministre bi yor wàllu kaaraange biir réew bi jàpp ne dinañ am déggoo gu mot. loolu déjà wax dëgg yàlla daf ñu cee fekk ñun bëgg nañ ko président bi ñu installé léegi wax na ko mais loolu lañ bëggoon moo tax ñu waral waxtaan bi parce que li may faral di wax te wax naa ko birgit ne bi ma demee dañu nekk aussi ci réewum démocratie nag buy fonctionner institution yi mu teg. dafa am solo ubbil nañ ko suñu loxo comme d'habitude li ma waxoon duñ dem yéen kenn mu ñëw force ci réunion yi amul kuñ ci génn opposition bi ñuy jox këyit yi ñëpp lañ ko jox. ñenn ci ñi nga xam ne ñooy acteurs yi sax jàpp nañ ne mbir yi léegi ci loxo président la des li nga xam ne moo ciy génnee faaw ñu daal di koy appliquer. waaye bu ñu paree concertation yi li ñu bëgg mooy la ñu tëral nañ ko appliquer parce que di ko tëral ba pare teg ci tànk élection yi du jaar yoon du loolu mooy suñu sago bëgguñu loolu Sénégalais yi bëgguñu. li am solo mooy ñu toog waxtaanee mbiru élection yi ñu gaaw cee pare parce que Sénégal tal nañ leneen lu nekk di wax rek waxi élection ak ay waxi processus électoral wala ay waxi fichier. ay naal yu rëy nag di xaar président bu CCPE ngir nag mu am ay objectif am bi ci gën a rëy nag bokk na ci fexe ba ñenn ci opposition bi gën a mag fii ci réew mi daal di ñëw toog ci waxtaan wi. mbaax na ñu samp ko moom excellence Seydou Nourou Ba waaye am na loo xamante ni it gaañ ñi ngi koy xaar ndax loolu mooy dalal xel li tukkee ci waxtaan yi nguur gi daal di xamle ni kon dana ko jëfee lépp loo xamante ni rek juboo nañu ci wàllu recommandation mu Ndiaye Cissé secrétaire exécutif ONG 3D ni yooyee garantie tey jii moom la ñu bëgg a dégg ci état ñu teelu ko ak suñu reporter. jàpp naa ne nekkoon na benn source de blocage le fait que ñu bëri ne woon il faut que mu am personnalité neutre bu farul fenn pour mu diriger dialogue
aujourd'hui def nañ ko lu baax la lu ñuy rafetlu la mais dafa des lenn loo xam ne peut-être moo ci manqué mooy que nguur gi ci côtéem jël ay engagement que ne lépp lu ñu tënkee ci dialogue bi dinañ ko appliquer et je crois que loolu suñ ko defee dina permettre même tey jii ñi nga xam ne benn parti la ci opposition bi bu boycotté mën na ñëw fekkee dialogue bi. nguur gi ak député ya fare ak ñoom ak ña féetee ci opposition ba assemblée ku ci ne ak sa gis-gis ci programme triennal d'investissement public député yi kon kuje gi jàpp ni yooyee koppar daal jéggi na dayoo li ñu wax ni moom la ñu ci dugal seen xel sax dafa dalul ci chiffres yi nga xamante ni moom la ñu fay wax nguur gi gis ni bi opposition amut vision ñu ànd ci ak Habib Faye. programme triennal d'investissement public di PTIP. ña fare ci ujje gi gis ni njëg li jéggi na dayoo waaye itam beneen mbir am na ci mooy nguurug Sénégal dafa jéng. ci ñaawlu mooy que si boo gisee répartition boo xam ne moom la ñu def parce que sur les 100% 21% yi Dakar lañ ko jagleel donc loolu ñoo xam ne ñoo jógee si région yi rawatina man mi nekk Casamance donc suñu région bi daanaka boo jëlee 3,4% la. là où Dakar mi ngi ci 21%. donc loolu pour ñun ay disparités la yoo xam ne dañ ko war a defaraat. am na ay régions yu bare yu nekk ci biir réew mi comme ay Matam Kédougou ay Kaffrine Kaolack manqué Ziguinchor manqué ay infrastructures yu bare ay infrastructures routières ay infrastructures de santé ay infrastructures ci yeneen ordre yi nga xam ni population yi yàgg nañ koy wax ba tax sax ngay gis ni ci région yooyu plateau yi war boo jëlee exemple santé bi war a mën a tax maladie bu fa am yenn saa yi mu doon urgence ñu mën fa téye nit ñi faj leen fa loolu day jafe ñu leen di évacuer ba Dakar pour loolu. majorité bi ñoom gis nañ ni amuñu benn vision. léegi nit ñi dañuy wax ni le coût dama bëgg ñun yàlla may ñu katam bu ñu bëggee infrastructure bu jara mën a jar 1000 milliards dollars yàlla may ñu katam ñaar 1000 milliards dollars financé ko. li fi nekk seer na waaye aaras nañu ci man mi chaque jour fi lay xëy si chaque jour ñibbi Mbuur wala Jurbel. dama ne dara ëppul xam nga borom gémmiñ guy nàcc dox jàmm te ku xolam neexul saa yu waxee wax le contraire ñi ko xool saytu ko ba def ko ñi ko xool tàggat ko ba génne ko xam nañu li def. tey dëkk bi gën a éloigné ci àdduna bi Sénégal boo demee di nga fa fekk mu am ndox wala mu am courant wala mu am tali ndonte mënul matale lépp mais loolu vision la. ci projet bu l'état bi bokk na ci train express régional bi jamono ji ci atum 2019 lañ ko war a dawal ci njëg lu toll ci 412 milliards ci suñu koppar. Habib Faye président intersyndical liggéeykat yi nekkee ci gox yeeg goxaan yi ñoom jamono joojee bégguñu yàccaaral ci réforme yi ñu war a indi ci fonction publique boobaak léegi moom la ñuy xaar gisuñu ko Sidya Ndiaye joxoñ ci baram jëriñ ji ñu dénk wàllu ko yoon moom kott la jàpp ni moom mooy responsable ci boobee dossier ñu teewlu ko kàddu yi mu ci dénk Cheikh Hassana Fall. collectivités locales yi xam ngeen ne depuis mars 2011 bu ñu bëree gouvernement bi dafa voté loi. fonction publique locale mu nekk liggéey boo xamante ne fukki at ak quelque ñu ngi ci doon liggéey bi ñu paree loi bi nag ñu rafetlu Macky Sall bi mu ñëwee mu signé décret d'application yi mais ba léegi dossier avancé wul promesse yi ñu waxoon ne dañuy def conseil interministériel premier ministre présidé ko ci ñu xool ñu saytu mbir mi dara sottiwul conseil boobu amul ça fait 2 ans promesse bi defuñu ko moo tax ministère collectivité locale lu ñu gën a sonal mooy kii mooy juróomeelu ministre. ma ne instabilité institutionnelle bu ñu fa bëgg a def at bu nekk maanaam chaque 16 mois ñu changé ministre mais du dem ku ñëw mu toog balaa muy xool dossier ñu changé la indi keneen ma yaakaar ne bu fekkee ne collectivité locale soxal na gouvernement bi maanaam bëgg na def résultat surtout que ñoom dañu engagé benn réforme muy acte 3 de la décentralisation man sa temps yi dama doon takki ne ma ne waaw lu tax ñu jël Ismaïla Madior Fall yóbbu ko ministère de la justice moom la ñu waroon indi collectivité locale parce que moom moo créé problème yi. moom moo nekkoon président du comité national de la réforme ma ne Macky Sall bu may dëgg na ko indiwaat ministère collectivité locale mu ñëw réglé li mu fa créé. li nga na ñëwaat réglé la mu fa créé étudiants yi nekkee ca Ndar ñoom xëy wàcc ci mbedd mi baare kon route nationale ba numéro 2 di ko waxtu ba daal yëf yi mujjee ci jàkkaarloo kon ak takk der yi ñoom nit daal nañu jël beneen dogal di rupa ñetti fan danañu lekk naan te duñu génne ticket ngénte tubaab kon la ñu fa fas yéene jëfee ca daara ju kawe ja waaye it benn bis boo xamante ne duñu dugg ci benn amphithéâtre seeni Diop.
Université Gaston Berger bu Ndar tàngoon na lool ci bisuk talaata bile étudiants yi ñoo baaxee woon route nationale bi la leen naqari ñu ni seen bourse yi dafa tardé waaye tamit yeneen jafe-jafe yi ñuy dund ci campus bi. boo leen gisee tey ñu nekk fii ak mouvement bi c'est parce que dafa am situation yoo xamante ni moo xew Université Gaston Berger de Saint-Louis am nañ problème ndox am nañ problème carte gab étudiants yi fi nekk amuñu carte gab am nañ problème logement nouveau bachelier yaa ngi fi te amuñu fu ñu nekk te y a des locaux yoo xam ne ça devait être attribué dañ ko waroon joxe depuis yàgg mais joxuñu ko ak suñ question bourse yoo xamante ni président da leen joxoon ordre pour ñu fay bourse yi à partir du 5 et ils nous ont dit que les bourses seront payées au plus tard le 21 loolu lañ dul nangu. fii nag force de l'ordre yi ñoo mujj ñëw daal di tirer ay grenades seeni kaw ñu mujj bàyyi tali bi ñoom étudiants yi nag nee nañu li nga xamante mooy seen ay jafe-jafe bëgg nañu ñu saafara ko ci nu mu gën a gaaw. loolu lañ dul nangu am na étudiants yu nekk fii amuñu dara amuñu ñuy lekk donc l'autorité doit prendre ses responsabilités. loolu moo tax ñu décrété 72 heures de journée sans ticket ak 24 heures boo xamante ni dakkal nañ seen i njàng ci université bi. au mode de 72 heures de GC. autrement dit les étudiants vont entrer sans paix. on a décrété 24 heures de cessation de toute activité pédagogique non renouvelable. et pour. moo ne bis bi ñu génn la ñu defoon lancement liggéey yi ak kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk lu jëm ci wàllu université bi waaye nag xale yi nee nañu jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund jamono jile bu fekkee ni saafara wuñu ko daañu génnaat wane seen i naqar. noonu ndax Université Gaston Berger yëf yi kon yombul woon ci suba ak tey ji waaye la traite yi du ñàkk moom seen situation ñu xoolaat ko jawriñ ji ñu dénk wàllum xëy mi moom moo ko xamle ministre Samba Sy kon gis ni yooyee pension nguur gi mi ngi ci xelam kon mu yokku ko ñu teewlu ko leeral lim ci indi. koy seetlu 2012 jëm tey 2017 ci wàllu retraite yi wax dëgg yàlla am na loo xam ne nguuru Sénégal président de la République def na ko maanaam téeméer bu nekk ñeent fukk yokku na ci muy loo xam ne lu am solo la mu wone maanaam coofeel bi nga xam ne président de la République amal na ko liggéeykatu réewam surtout nag liggéeykat yi nga xam ne dañu jiitu dem ba nga dem à la retraite yemuñ ci loolu rek dañu namm tam xool ñi nga xam ne ci biir liggéeykat yi ñi gën a néewle li ñuy jot ci wàllu retraite ñu xool ba li ñu yor nuñ koy yokkee loolu rek incha allah buñ ci yàlla yóbbee ci année bi ñu dëgmal lañ ko nar a jéem a def. cadre juridique boo ko di jéemee faram-fàcce mooy rek yoon yi nga xam ne moom mooy lënk li ñuy doxal nit nag addina bi ni mu tëddee léegi dafa laaj évidemment ñuy saytu toujours ñuy xoolaat yoon yi di ko gën a namm du ñu ne dara amu fi am na lu fi am waaye naka lañ koy ñoŋalee nan la koy gën a jekkale pour mu méngoog jamono loolu mooy solo waxtaan wi fexe ba ñi ko bokk yëpp nag jéem ko yëgandoo dañuy naan wat gaal yëgoo. campagne bi ci wàllu ko ceeb lépp jaar na yoon xëy na rek yenn jafe-jafe yoo xamante ni war nañ koo mën a régler ngir yokk wàllu rendement ci côté boobu loolu moo génnee tukkee kon ci atelier d'évaluation boo xamante ni ña ngi ko defee woon ca Djinaki fële la ca département bu Bignona Boubacar Dia si lañ fay fekki ci. campagne mbayum ceeb bi ci diwaan bu Casamance daanaka mu ngi jaar yoon résultat yi ñu ci doon séntu ñoom it baax nañu waaye desandi na ba léegi yenn ci ay gàllankoor. de manière générale am nañu résultat yu baax am résultat tamit mënul nëbb dafa am jafe-jafe yoo xam ne il faut ñu lever ko pour mën a avancer. mooy ñu jot information climatique yi c'est-à-dire suy taw producteur bi mën na jot SMS xam day taw mu fagaru su tawee. lan lay def soo xoolee lu ci bëri mooy dañuy wax semence plateau pour béy ci kaw bi dafa xaw a manqué matériel agricole moom saa yoo demee rek dinañ la wax dafa ñàkk. nguur gi def na ay jéego te producteurs yi seen lim yokku na. parce que boo xoolee déjà ci nombre de personnes nga xam ne intéressé wu nañu ci programme déjà dafa am bu ñuy démarrer ñoon en 2015 400 producteurs rek la ñu amoon koo ñëw wax waxu mbéy en fait nit ñi duñu la xool. tey 2017 nous sommes à 3281 producteurs donc loolu ay engouement bi nga xamante nii ñu ngi koy amaat encore ci wàllu béy mooy la am solo léegi nag fu ñu war a liggéey mooy ci wàllu rendement parce que boo jëlee par exemple 2015 amoon nañ rendement mais 3 tonnes 42 lañ fa amoon. saytu yi am ci atelier bi ñu amal ci Djinaki ngir natt campagne bi te ñuy yëngu ci mbéyum ceeb bi ci diwaan bu Casamance nekkoon ci bii atelier. ngone moom war nañoo xoolaat seen doxalin rawatina ñi bëgg a jàpp yoon tukki ci anam yoo xamante ni duñu ca loru waaye bu ca bakkan naree des kon faaw ñu taxaw xoolaat mbir yi gis-gisu kon rapport bi di nit dof la muy wax ak waxambaane yi ci daal ñu xool seen jëfin jàpp na ni mën nañoo tekki te nag du jar ñu ñàkk ci seen bakkan ma nga yëkkee yooyu kaddu moom Mortala Gaye ca diwaanuk Louga ca festival des arts martiaux Louga googee fa la cosaano mu waxtaan fa Thierno Fall.
ñuy gën a soññ suñu rakk yi ak suñu sœurs yi que bu ñu dugg jamais ci genre aventure yu mel noonu que ñun dëkku immigration la c'est vrai daanaka loolu mooy suñu li ñu gën a xamee ñun suñu jeunesse mooy immigration mais immigration bu mu tax kenn mu jaar ci yenn yoon yi quoi loolu bu ñu seen xaw libéré rek war nañu doy leçon donc ñu ngi ñaan yàlla ku ci nekk sa métier nga gën ko fonk kuy jàng nga fexe ba àgg ci yenn niveau yi te xam ne dina la jariñ ak fu mu mënta dem ci àdduna bi bu ñu bàyyi jàng yi bêtement loolu amul solo ñun ñi bàyyi jàng yi tey ñu ngi koy regretté donc ñu ngi wax suñu rakk yi ñu gën a jàng fonk seen i jàng ñu moytu yamba bi sàngara bi affaire yooyu day yàq sa jeunesse donc ñoo leen ñu gën a soññ ci loolu quoi di leen wax que ni ñu jàpp ku ci nekk te xam ne yàlla baax na bu ñu bëggee jeunes yi aussi ñu toog ci dëkk bi il faut ñu wan leen que ni war ngeen a mën a réussir fii seen dëkk ñu jox leen liggéey ñu jox leen envie de rester de toog seen dëkk. moom ndaw ñi di tukki ci lu jaar yoon waaye it ñu gën a farataal seenum njàng moytu yenn xeet yi si nebar yeeg yooyu état it jàpp ci kàddu yi nit dof le grand prix chef de l'état art ak lettres ñi koy organiser ñoom xëy woon nañu ab janoo ak waay taskatu xibaar yi dellusiwaat ci critères de sélection yi ñu tànn fan la ñu ko teg ba jël leen waaye it prix yi ñuy joxe ca ndaje ma la ñu daal di siiwale liste ñi ñu nominé Ibou Diouf Thierno Laurent Mendy. Grand prix chef de l'État ci wàllu art ak lettres loole nag ñu ngi ci waajtaay bu baax a baax nguuru Sénégal fas yéene rek delloo njukkal ñi nga xamante ne dañu jàpp ne ñu ngi bañ seen waar ci lépp lu aju ci wàllu art ak lettres. C'est Baba Mal. Pour cinéma et audiovisuel, parmi les nominés qui ont été proposés, c'est Mbaye Ousmane William. Pour mode et stylisme, parmi les nominés toujours, c'est Stéphanie Yandé, scène. Pour art visuel, c'est Amadou Sobel Diop. Pour art dramatique, Assi Dien Ba. bokk na ci ñi ñuy sargal tamit ñi nga xamante ne rek ñoo gën a ràññeeku ci lépp lu aju ci wàllu lettre fii ci Sénégal. Habib Demba Fall, les trésors du Kaw. Numéro 3, Momar Gueye, la malédiction de Rabi. Numéro 4, Ibrahima Anne, Errance. Numéro 5, les journalistes encore, Pape Samba Kane, Sabarou Djiné, les tam-tams du diable. Numéro 6, Moustapha Ndene Ndiaye, un indigène à Gorée. Numéro 7, Samba Ndiaye, les marrons glacés. Numéro 8, les sons de Seka, Jules Ndoti. Numéro 9, Mamadou Samb, l'écharde des jumelles. Et numéro 10, Rahmatou Samb Sek, Fergo, ta route tu traceras. ak initiative bi nag nguuru Sénégal lim ci jublu mooy fexe ba gën a ñaax ñëpp ñuy yëngu ci wàllu lettre wala ngay doon artiste ngir ñu gën a yëngu bu baax a baax ci seeni fànn. xew-xew bu am solo pour ministère de la culture mais surtout pour ñëpp ñi nga xam ni dañuy yëngu ci cosaan ak aada xew-xew bi mooy président de la République toll na ci at ak lu topp voire ñaari at dafa ñi woon ministre de la culture li nga xam ni moom la ñuy wax grand prix du président de la République pour les arts et les lettres maanaam muy raaya bi nga xam ni moo gën a rëy ci raaya yoo xam ni moom daf koy joxe ñi nga xam ni dañuy yëngu ci aada ak cosaan mu waxoon ministère bi ñu organiser prix cérémonie boobu depuis boobu nag ñu nekk ci ñun waa ministère di ci liggéey ak ñoo xam ni nekk ñu ay fonctionnaires wala ñuy liggéey ci état mais ñoo xam ni dañu ràññeeku ci seen xam-xam ci aada ak cosaan. Grand prix chef de l'État pour les arts et les lettres lauréats yi nag dinañ ko xam fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre bi ñu nekk loolee tamit dina may ñëpp ci yëngu ci wàllu art ak lettres fii ci suñu réew ñu mën a waxtaane ci lu aju ci seen i yëngu-yëngu. Ibou Diouf téeméer ak juróom fukki at ak léegi ba mu dëddoo waxtaane nañu ak dundam ak it ay jaar-jaaram almaami Maba Diakhou Ba ca université Cheikh Anta Diop daara ju kawe ji lañ doon dellusiwaatee kon ci ay mbiram ci ndaje benn symposium foofee ñëm fi bàyyi it ña nga fa woon ay mbokkam daal di it ñoom it dellu si ci li nga xamante ni jàpp nañu ni moo doonoon mission kilifa gi fii ci kaw suuf Momar Ndiogou Ba moo ci ndey leeral ci micro. Cheikh Tidiane John Caméra Jafara Ba. def nañ 17 ans de ko ziare Maba Diakhou te bàyyi nañ ko plus de 140 ans mu tëdd parce que dañ ko bañoon a xëccoog séeréer yi parce que moom ci boppam moo choisir résidence am
nee na bu ma daanoo somb na ngeen ma fa bàyyi parce que nag bu lekk ñax bu fa ne da ngeen ne ashhadu an laa ilaaha illallaah boo demee tey autour de Maba Diakhou fukki juma ak juróom-ñaar ñoo fa nekk te ñooñu ñëpp ay imam séeréer la ñun loolu rek lañ bëggoon kon nag lii il n'est jamais trop tard pour bien faire waa def lu baax du wéy mukk loolu tax ñu def ko tey la ko yàlla dogal. maa ngoog ci université Cheikh Anta Diop kon la woon ñu doon dellu si ci mbir yi Maba Diakhou ba fii nag la ñu yem ak yéen ci 19h30 bi 20h incha allah Cheikh Tidiane Diawo dana dellu si bu boobaa ci kàllaama nasaraan lay doon waaye du ñu tàggoo te du ñu masawu suñu naataango ñu bokk ak moom kër gi Fatou Kiné Deme mi ñàkk sànq waajuram wu jigéen di ñaan suñu borom àtte ko ci yërmandeem xaar ko ci àjjana yu gën a kawe jox ngeen jëf 20h rédaction bi dellu si.